tonnes la am bu dul loolu dañ lay daax moo tax muy joxe millions yi. non mais yaakaar naa ni joxe chiffre bi gën moom mooy li nga xamante moom mooy njariñam ndaxte après bu ñu xamee ne chiffre yi mu joxe ay chiffre la yoo xamante ni dafa wuroog réalité bi comme ni nga koy waxee ni daanaka fa lay gën a doy. waaw moo tax ma koy xaar le 25 mai bu campagne bi jeexee waaye balaa loolu mooy wax la du tax du mujj fenn daaw def ne 1 421 288 tonnes moo fi am. ñu ne anam mu ne 327 000 mu ngi ci chinois yi. gerte gu ñu xool boo ko xoolee ci gerte xott mooy 500 000. 100 000 tonnes mu ngi ci ñii di def semence 40 000 tonnes la waa dëkk bi lekk muy 640 000. ana 780 000 tonnes yi des ci 1 422 000 yi. ba tey musu ko wane. ba tey xamuñ fu mu jaar. déedéet. jamono ji yéen a ngi nekk ay industriel daal di booloo ci benn regroupement ngeen toll si ñaata. 154 yu bindu officiellement ci Rasiaat mais am na ñeneen ñu ci bindu. jamono ji naka ngeen dundee. ak seen liggéey. man de ñaari at a ngi nii bekkoor laay dundee sama usine dama tàmm di wax cimetière industriel la ndaxte maa ngi fa investir lu toll ci 28 millions chaque at di fay 4 millions 800 ci charge fixe. mooy maanaam gardien yi entretenir machine yi te aw ma gerte. te nga imaginer sama saafara mu ngi juste sama ginnaaw usine ab chinois mu ngi foofu am aire de stockage boo xamante ne li mu fa denc mën naa ci liggéey ñaari at. la da nga may jaaxal Alpha parce que nga ne ma jamono ji li ngeen war a liggéeyee ñu ngi ko denc ci biir réew mi. ma ne la maa ngi waaj a génne benn reportage maa ngi ñaan sax fii laa ko bëgg jàllale reportage buy wane chaîne de valeur yi ak chinois yi ni ñu nekkee di denc gerte gi Touba di ko convoyer sama buntu usine boo fa toogee chaque 10 minutes camion 40 tonnes da lay romb cela veut dire que journée bi 24 camions dina la romb de 40 tonnes de te man 24 camions yooyu at laa ciy liggéey jëm Chine. ñu wax ba tey si jëwriñ gi nga xam ne moom lañ dénk mbiruk mbay mi tegoon na benn taxe. mu toll si juróom-benn dërëm. ci ngir taxe importation gerte gi nga xam ne dañ ko war a génn ci réew mi muy mbir moo xamante ne nag daanaka war nañ ko si mën a jaajëfal. waaw xam nga bi ma déggee fan yi ñi koy waxal. cellule de communication bi ñu génnee di ma tontu sama premier point de presse. dañ ne bii mooy la première fois bi njëkk Sénégal ab ministre teg taxe sur exportation ma ne loolu du dëgg monsieur Abdoulaye Seck docteur Abdoulaye Seck un grand ministre d'ailleurs moom tegoon na 40 francs ci gerte gu ñu xolli ba pare gerte gu ñu xolliwul mu teg 15 francs kon loolu dàq naa ko gis nga ministre bi diffusion de fausse information rek benn deuxièmement boo ñëwee ci at bi 30 francs xam nga dafa def 30 francs pour que ñu bañ a génne gerte gi pour chinois yi bañ a jënd bu ci tegoon 300 chinois yi dañ koy jënd xam nga lu tax parce que ñoom seen dëkk diwlin la ñuy doyee gerte gi te seen dëkk diwlin bi litre bi ñu ngi koy jaayee diwlinu gerte bi 3250 kon kooku bu ko jëndee ba 600 gerte gi boo ko tegaloon beneen 300 da koy jënd loolu déjà benn la léegi lan moo tax mu teg juróom benn dërëm yi ci taxe ba pare wàññeeku ba pare bloqué ñu génn gerte gi loolu àndul bu fekkee ne seulement xam nga ne 30 francs yi boo ko tegee ñoom duñ ko génn kon jaratul ngay bloqué chinois yi nag xamoon nañ ne tôt ou tard dinañ dindi déblocage boobu moo tax ñu continuer dugg ci biir Sénégal jëndi gerte Sénégal yëpp stocké ko 31 décembre monsieur Sall le président de la République débloqué ko ñu jël gerte gi yëpp tamit génne ko Sénégal instant bi ñoom ñu ngi ci 500 000 tonnes te 500 000 tonnes moo firndeel na doy na chaîne de valeur bi yëpp ñu liggéey ci at. jamono ji beneen mbir boo xamante ne ba tey yaa ngi ñu des un peu si exportation yooyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi diwlin ci biir réew mi am na ay protocole ay déggoo yoo xamante ne doxoon na ci industriels yi ak yéen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ba nga xamante ne nee nañ 30% wala 35% 30% boo xamante ni tant que jëndewuñ ko Sénégal waruñ dugal dara si biir réew mi ay jamono ji fan ngeen si toll. loolu de lañ waxoon 2018. waaye de gisuma kenn ko ci def. Ascosen daal dinaa ko gis saay su Sonacos amee problème lu mu jaay rek mu daw ñëw indi chèque 7 milliards wala 6 milliards. loolu laay gis Ascosen di def. léegi nag la moo tax bu fekkee ne yaa ngi ci wetu nit la moo tax ngay xaar ba muy waaj a dee nga koy dimbali te pourtant am na protocole bu taxaw fii ne yéen waa Ascosen balaa ngeen di am DIPA mooy maanaam këyit bi lay permettre nga dugal lekk ci dëkk bi. jënd leen 30% dëwlinu gerte ci biir dëkk bi. gis nga waa Ascosen rek tey bu ñu bëggoon milieu bi dox ñoom rek dinañ dox parce que li leen gën a yombal mooy dem bitim réew surtout Indonésie dem jënd ji dëwlin bu bon bi huile de palme dugal ko ci dëkk bi ñëw di ko jaay les Sénégalais te ma fàttali ko dëwlin boobu day woy moom ngeen gis ci boutique yi parce que simplement li ñuy wax acide gras saturé da ko am de 50% loolu day boucher artère loolu moom mooy indi AVC yi ci dëkk bi. jamono ji ba tey yéen bi ngeen koy daxal nguur ngeen di toog
du yéen du seen digganteeg exportateurs yi rek mais nguur gi daanaka moom moo validé lu ni mel bu fekkee moom moo ko validé dafa toog ci seetaan est-ce que ñoom ngeen war a daal ci kaw au lieu que ñi nga xamante ni ñoom xaalis moo leen tax a jóg nga xam tax dañuy liggéey. Alaaji Assane c'est légitime. waaw Alaaji Assane am na décret de loi bu tere jaay mbuus ci dëkk bi. boo génnee fii di nga gis kuy jaay mbuus. le Sénégal du suivi ay décret am du suivi ay protocole am. ma fàttali ne rek tey jii bi ñuy signé protocole boobu ministre de du commerce du temps Alioune Sarr. ñëw na ba Touba mu ne dëwlinu gerte Sénégal de 250 millilitres à 5 litres war a doonatul doon dara Sénégal lu dul dëwlinu gerte nee na moom moo ko def arrêté nee na loolu maanaam tey jii boo génnee gis dëwlinu 5 litres boo xamante ne huile de palme la wala beneen huile la mooy maanaam na jàppal ne loolu dafa illégal ci dëkk bi mais boo xoolee bi monsieur Sall wala gouvernement bi di mayee aides yi alimentaires yi ci Covid bi ay diwlinu 5 litres nga doon gis te du dëwlinu gerte te ministre bi nee na loolu tere woon na ko ci dëkk bi. ñu waxtaanee Sénégal bi nga xamante ne moom mooy fixé njëgu gerte gi jamono ji ñi si nekk yow jàpp nga ni waratuñ faa nekk déjà ndax seen mandat jeex na waaye tamit waratuñ faa nekk ndaxte bokk nañ ci ñiy jëndaat li nga xam ne ñoom la ñuy fixé. Sénégal ma fàttali ne mooy kuréel bu ñu fi teg pour mu xool gerte gi fixé prix yi doxal gerte gi. ma fàttali ne ba léegi ñoom ci boppam ñi ko wër mooy ñi nga xam ne mooy ñii di jënd gerte ci dëkk bi ñii di jënd diw ñii di jënd jiw. ak ñii di jaay dëwlin ci dëkk bi. léegi nag naka nga mën a yaakaaree wala naka nga mën a xalaatee nit toog war a jënd ba pare ne man lii la gerte gi war a jar ba pare génn ci biti jëndaat gerte googu. loolu conflit d'intérêt la ko tubaab di wax loolu amul yoon déjà ñoom seen mandat jeex na 2 ans ci ginnaaw wax nañ ko ministre bi wax nañ ko président Sénégal waaye kenn faalewuñu ndax simplement ni mu mel noonu arrangé na leen. bu ma fàttali ne Sénégal huiliers yi ci dëkk bi tamit ñu ngi fay cotiser seeni millions instant bi ñu ngi ay millions te mosuñu rendre compte. naka la ñuy fixé ñi nga xam ne ñoom naka la ñuy tànnee ñiy bokk ci biir kuréel googu. ministre de l'agriculture moo leen tànn. ministre de l'agriculture moo leen tànn. Sénégal si yan base. bon day xool maanaam acteur u secteur bi ne leen voilà yéen ñii yéen a war a bokk fii pour ñoom def nañ loo xamante ne yoon la wala lu démocratique mais simplement ma fàttali ne fixer prix benn chose il faut juste nga ut ay techniciens yoo xamante ne dañuy xool rendement à l'hectare ñaata la fa baykat bi def ci xaalis lan la fa def ban coono la fa daj ñu déterminer prix bi mais munoo jël ñi nga xam ne ñoo war a jënd gerte gi ñooñu di déterminer prix bi nga xam ne moom la baykat bi liggéey war a génnaat ci ginnaaw ba pare jëndaat gerte googu loolu xel nangu ko. si fixe prix boobu ñoom souvent dañuy basé wu ci li nga xamante ne moom mooy prix bi am ci àdduna bi dañuy jaayee njëgu gerte gi ci àdduna bi ngay wax ni waruñ koo jéem a méngale ci li xew Sénégal. non xam nga nee naa la bu gaynde di xeex ak muus nga ne doo àtte parce que gaynde gi nga faral ñun mënuñu compétir ak ñi nga xam ne dañuy def ay rendement te xoolal Chine mu ngi def 3,8 tonnes à l'hectare rendement États-Unis mu ngi pratiquement ci 5 Inde mu ngi ci 3 te ñooñu ñooy les plus gros producteurs et consommateurs d'huile d'arachide tey jii bu fekkee ne am naa 4 tonnes à l'hectare nekk Chine te benn nit di ko bay yor ab machine am def ci gasoil moom rek di ko bay ci suuf si ba pare am 4 tonnes imaginez mu jaayee tonne bi sax 100 000 kon donc ci benn hectare bi am na ci 400 000 léegi naka nga mën a méngale kooku prix ki nga xam ne tonam fii 770 kilos la nga bëgg méngale prix mu jaayee 170 wala mu jaayee 200 ñoom ñaar mënuñu bokk li ñuy jaayee parce que bokkuñu li ñu def ci suuf si ak résultat bi ñuy am pardon. jamono ji yéen a ngi say jafe-jafe yaa ngi koy wax sànq ba léegi ni ñaari at a ngi nii liggéeyoo ban conséquence lay am ci wàllum emploi ci ak lim. xam nga ANSD mooy ñi di kuréel bi di saytu chiffre Sénégal yi bi mu ñëwee seet suñu il y a 2 ans ci chaîne de valeur bi seulement dans le bassin arachidier seulement ci bassin arachidier bi mu ngi ne 4271 personnes ñooy agir ci chaîne de valeur bi calculé wu ma jàmbaaru jigéen yi nekk Touba. femmes yi nga xam ne ñun suñuy résidus la ñuy jël maanaam suñuy décide la ñuy jël di ko def saabu di ko def yeneen produit waxuma la yenukatu ràkkal bi raxaskatu bidon bi waxuma la docker bi waxuma la manutentionnaire bi waxuma la kii di transporter chaîne de valeur boobu yépp effondré depuis 2 ans man tey ji ñi daan dawal sama machine kenn ki mu ngi marché Ocass di jaay mbuus te am na métier keneen ki mu ngi Colobane fii di jàng tailleur keneen ki mu ngi Patte d'Oie di raxas oto c'est triste loolu moom moo am ci milieu bi. ba tax nga jébal ay plainte jëmale ko ci ministre bi ñu dénk wàllug agriculture di Moussa Baldé. waaw defoon naa premier point de presse bi ma génn benn plainte laa waxoon mais instant bi maa ngi ci ñeent yeneen ñaari sous forme de réclamation la
si samay avocat ñu ngi constituer dossier bi apparemment du nekkul dossier boo xam ne da nga koy ñëw rek déposer première plainte bi dañ ko déposer si tribunalu Sénégal yi pour ñu parce que ministre de la République am na procédure Sénégal bu mu mën a wuyoo ci kaw yoon beneen bi ñu ngi koy déposer fi ñuy wax conseil d'État ñooñu dañuy saytu bépp problème bi nga xam ne am na diggante sénégalais bi ak administration bi ñu fi teg beneen yeneen ñaari réclamation la yu may yónnee SILS ak FAO gannaaw bu ma leen woowee ba pare laaj leen nan la ñuy valider récolte Sénégal bi ñu ne ma yónnee leen lettre dinañ ma yónnee processus bi nga xam ne ñoom moom la ñu utiliser pour valider gerte Sénégal loolu moom moo waraloon loolu ndax ministre bi day nax président bi da koy jox ay information yu baaxul prouvé naa ko prouvéti ko ndax benn campagne joxe na ci ñeenti chiffres yu bokkul keroog conseil des ministres communiqué bu officiel boo xamante ne porte-parole gouvernement bi moo génne nee na ministre bi lii la wax président bi 371 891 tonnes moo am ci 73e jour de campagne bi ñu teg ci ñaari fan mu génn ne peuple sénégalais bi lii laa wax président bi 374 000 kon waroon na 3000 tonnes waroon na foofu ñetti junniy tonnes léegi nag kenn mënu ma wax erreur de frappe la ndax ci ordinateur 1 ak 4 sorante ne trop bu ma wax kenn erreur de frappe la ndax différence boobu 1 milliard la ci jëndub gerte. jamono ji bokk na si liñ ñu fas yéene waxtaanee muy jamono lu bu weesoo plainte yooyu si biir plainte yaa ngi naan diffusion de fausses nouvelles muy information yoo xamante ni maanaam xibaar yoo xamante ni jubul. manipulation de chiffres yi muy joxe ne lii ak lii moom moo am bokkut ak li nga xamante moom moo am en réalité buñ sukkandikoo ba tey say wax. muy ba tey chiffres yoo xamante ni buñ sukkandikoo organes yi nga xamante ñoom ñoo koy valider. wuroo na ba tey. muy bu américains yi ak yi nga xamante ñoom ñooy FAO ak ñoom SILS ba tey. ñu doon loo xamante ni day am ay impact ci industrie bi day am ay impact ci secteur bi ñu jëm ci wàllug Sonacos jamono ji mu nekk entreprise buñ nationalisé mu toog lu toog fukki at daanaka amul bénéfice te ñu ciy dugal ay milliards est-ce que du jafe-jafe yi nga xamante ne wala li ñuy nemmeekoo ci secteur bi moom moo commencé rey Sonacos. xam nga bi ma déggee loolu Fada di ko wax ak beaucoup d'émotion et de grandeur ci télé bi quand même man en tant qu'investisseur ak industriel amoon naa déception. ndax mënuma comprendre daaw mu def chiffre d'affaires maanaam mu liggéey ci 38 milliards am ci 377 millions maanaam 1% dafa mel ni tey nga jënd dara 100 000 jaayee ko 101 000 mooy maanaam nga am ci 1000 francs loolu ci industrie dañ naan li nga risque ci xaalis dafa bëri trop pour gagner 1000 francs donc laal loolu mbetteel la mais nag ma wax la benn affaire Sonacos du dox tant que Fada mu ngi fi c'est pas parce que Fada munul mais politique da cee lalu intérêt général jiitalul ministre bi nga xam ne moom moo ëmb Sonacos ndax Fada dañu fàttaliku allié la bu ñu dénk Sonacos te ministre de l'agriculture du nangu ab allié di réussir ci kaw loo xamante ne moom moo ko yor kon donc solution bi mën na nekk tamit ci Fada mën na jënd carte APR ne APR léegi laa bokk 100% bu ëllëgee rek mu gis ne situation secteur bu doy nii est-ce que mën nañu ko yàq ci politique. bon xam nga li may wax gerte Sénégal est trop politique man dama dul nangu nag benn bureaucrate politicien toog bureau bu climatisé di décider ndax man dama war a dund wala dama war a dee. c'est désolant mais aujourd'hui tant que Sonacos libreul ki koy choisir bañ di xalaat xoolal tey par exemple Fada bañ di xalaat politique je voulais dire Fada tey xam na ne chinois yi ñoo ko teree liggéey mais boo ko déggee ci télé yi buy wax chinois yi lan lay wax gan yi très poli léegi xam na ne ñooñu ñoo jël gerteem de léegi kii nga xam ne moo jox commande pour que ñooñu ñëw jël gerteem nan la leen war a tuddee te koo koy ministre de l'agriculture te ba léegi gi xam na ne ministre de l'agriculture mooy problème am te pourtant ba léegi dégg ko benn yoon mu wax Fada daaw ñaata la lebi ci xaalis 30 milliards ay intérêt la lebi ci xaalis pour am ab objectif de 150 000 tonnes ñaata la am daaw 28 000 tonnes ren ñemewul sax wax objectif xam nga ñaata la tollagum 65 000 tonnes te Fada mu ngi ci maanaam Sonacos mu ngi ci capacité de collecte de 360 000 tonnes cela veut dire que bu amul au moins 150 000 tonnes mënul taal machine am yi di liggéey parce que day perte léegi nan la 65 000 tonnes yi mu am ren mujjee da koy mujjee jaay tissu industriel bi yëpp yàqu Fada mu ngi ci 65 000 at bi West African Oil mu ngi ci 3500. Copéol mu ngi ci 18 000 daaw Copéol mu ngi woon ci 2500 daaw Rasiat daaw 0 ren 0 CAIT daaw 0 ren 0 mais tey ji ñoom Fada bu yeggul 100 000 tonnes wala 150 000 tonnes du liggéey West African Oil bu yeggul 40 000 tonnes du liggéey
Copéol bu yeggul 70 000 tonnes du liggéey cela veut dire que ñoom tey même li ñuy collecté nii après ci chinois yi lay mujjee ñu toogaat beneen at. ñu jeexale ak politique parce que fi mu nekk nii tudd nga ko léegi waaye ñoom it tudd nañ ko bi nga commencé génn di dal ci nga xamante ne moom mooy ministre bi ak chiffre yi ay naataangoom jàpp ni ab politicien nga boo xamante ne da ngay làkkatu di dal ci kawam wala sax dafa am ñu la ngeem bu bokk ci biir ministère boobu. Alaaji Assane man émigré laa dama nekk bitim réew c'est société laa fa yor sama société à partir de fii ordinateur laa koy gérer et je gagne très bien ma vie soxlawu ma nekk politicien pour nit ñi dégg ma xam nga lu ma naqari la moo tax ma nekk dëkku jàmbur ñu faciliteel ma mën fa am ma nekk sama dëkk xaalis bi ma am foofu yëpp ñëw dépensé ko fii 2 ans mënul sax génn bénéfice su 100 000 te dëggalagum naa ci 28 millions sans compter charge fixe yi nga xam ne chaque année maa ngi koy fay 4 millions 800 000 loolu moo ma naqari moo tax may génn di wax parce que mënatuma toog comme ni ma ko waxee sànq ab pauvre politicien nekk bureau avec un esprit politique di décider ndax man dama war a dund wala dama war a dee loolu moom moo tax ma génn mais je suis pas un politicien. lan mooy solution bi tey. solution bi lenn la arbitre bi gën a mag ci dëkk bi muy président de la république moom rek a mën a régler problème bi ndax sénégalais yu bari dañ ko wóolu jox ko ab confiance muy un mandat boobu nag moom comme mënul nekk fépp mu jël mandat yi délégué ko ci mu jël confiance yi tibb ci délégué ko ci ministère bu ne ñun li ñu concerne mooy ministre de l'agriculture léegi nag bu fekkee wóolu na fi kenn koo xamante ne chiffres yu bon la koy jox waxu ko li nga xam ne moom moo nekk ci secteur bi en tout cas moom président de la république dafa waatoon ne dina défendre intérêt Sénégal ak intérêt sénégalais fu mu mënti nekk ñun ñi nekk Bawol investir 154 unités yi ñu ngi perte suñu xaalis depuis plus de 2 ans kon donc moo mën a régler problème bi bu fekkee fii ba mars jeex deful dara dinañ toogaat beneen année du ñu liggéey avec 4271 personnes waxuma famille yi waxuma ñeneen ñi mënuma ko quantifier chiffre bu officiel bi rek laa mën a joxe. ñu ngi lay jaajëfal Mamadou Alpha Diallo. waaw maa lay remercier bu baax Assane. di PDG Naaju agro industrie nekk it membre bokk ci regroupement des acteurs du secteur industrie agroalimentaire de Touba muy Raziat nekkoon suñu gan ñu waxtaanee lu ñeel wàllu jaayuma gerte gi yaa ngeen jëf yéen it mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV di leen dig daje ëllëg incha allah. comme tous les vendredis de 23h à 1h du matin seen émission li ci dëkk bi mooy teew. ñun duñu xaar ba mu dakk ba pare su ga ñëw déedéet. buñ ko yegee. te mun a def quelque chose. dañ koy def. nitu diine day xam ni mbub ñu mu sol ki ko jox mooy yàlla. ku ñu sumil sa dàll sa buntu di la jox addiya. amatoo droit seetaan lu ñaaw ci pénc. ku artuwul di nga atte. ñoom mosuñoo jóg ci artu. xanaa dañ leen di ñàkk bañ a dégg. xanaa dañ leen di tànqamlu. waaye mosuñu see jóg. est-ce que suñu homme politique yi léegi dëggal nañu sëriñ si est-ce que askan wi léegi cër gi ñu joxoon sëriñ si ñoo leen koy jox. kilifteef bi amoon diggante sëriñ si. ak nit ñi. kilifteef yoo wax dëgg yàlla ku xool xam ni kilifteef ko amatul. ni ko am ful la bu la kenn wax looloo xamul. man xaw ma affaire bi nu mu demee. xaw ma fañ doon maasee xaw ma la ko fa yóbbu xaw ma am na wala amul fóonante ñu wala fóonante wuñu xaw ma ca dara sama yoon newu ci. bu leen homme politique jaral nga jubóo di ko ak say mbokk ak say dëkkandoo parce que homme politique yëpp ñoo am bokk benn jikko. oustaz jikko bi mooy lan. mooy bu ñu amee ku ñu mere. bëgg nañ Sénégal yëpp ànd ak ñoom mere kooku waaye le problème bu ñuy jubóo ji duñu tàggoo. bu leen nguur jaral faate yàlla. day jeex. ne ka présidence am na fi muy yem. député am na fi mu yem. ministre am na fi mu yem. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. Allah. allahumma salli ala sayyidina Allah. allahumma salli. allahumma salli ala. la ilaha illa Allah. allahumma salli ala. la ilaha. Aujourd'hui, nous sommes à un an donc de cet entretien hebdomadaire et on avait commencé avec le secrétaire général du SAEMS, monsieur Saourou Sène, et un an après, on est revenu le voir au niveau donc du siège. Moi, je sais qu'au niveau de la presse,
Il y a des journalistes qui sont décédés de la pandémie. Il y a des médecins qui sont décédés de la pandémie. Mais je n'ai pas vu un bulletin au quotidien qui rend compte de ces décès dans ces secteurs-là. C'est la raison pour laquelle je me pose la question légitimement, qu'est-ce que nous, acteurs de l'éducation, nous gagnons lorsque nous mettons à la place publique le nombre de décès d'enseignants de la Covid-19. Encore que ceux qui ajoutent ces chiffres-là, je ne suis pas sûr, moi, Saourou, est-ce que ces gens-là ont les bons chiffres? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent qu'on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période de pandémie pour permettre à ce que les enseignants qui sont porteurs de maladies chroniques et de même que les élèves et le personnel administratif et d'encadrement, mais qu'on puisse les sortir des classes pour les éviter, pour éviter de les exposer. Merci d'être au rendez-vous de ce numéro Cercle des Arts, ce rendez-vous artistique et culturel. La vie aux États-Unis, c'est l'ascension classique de l'immigrant qui au début n'a rien du tout. En fait, au début du roman, le gars se voit subtiliser toutes ses pièces, tout son argent, etc. Donc il n'a rien du tout en poche. Et pourtant, à la fin du roman, c'est un gars qui est confortablement assis chez lui, en banlieue, avec sa famille. Madame Brooke, vous êtes franco-britannique et vous êtes basée en Afrique en tant que metteur en scène. Pourquoi vous avez choisi l'Afrique? Moi, c'est la vie qui m'a emmenée en Afrique. Peut-être l'Afrique m'a choisi. Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas au départ choisi. J'ai voyagé pas mal. Et puis c'est vrai que je me suis sentie bien en Afrique, bien accueillie. Mais j'ai aimé les gens, j'ai aimé la culture. Et puis j'ai pu travailler ici, faire mon travail de metteur en scène. Donc je suis restée. Quand on est jeune, on n'a pas envie d'écouter ses parents. Et beaucoup de jeunes n'écoutent pas leurs parents. Donc moi je connais des familles sénégalaises où les enfants parlent effectivement Wolof. Pourquoi? Parce que ses parents ont renvoyé leurs enfants au Sénégal. Et les enfants ont appris jeunes le Wolof et puis sont retournés aux États-Unis. Peut-on savoir, Madame Brooks, le rôle de metteur en scène dans la production théâtrale? D'accord. Le metteur en scène, c'est celui qui dirige les acteurs, donc qui crée le spectacle. salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaante ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëmm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxir lu war a suñu farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci seeti koo xam ne que njëriñ leen ciy seen tuddi ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal ñëw ci koo xam ne que miin nañ ko lool ci tegtal waaye mu gëj tegtal ñu gëj koo gis tegtal mu lëlu raar réer ngeen soxla ko di ko wër ma soxla ko di ko wër ma njëkk leen ko gis indi leen ko ñu bokk gis ko ci xam-xam bu mu war a wax ci biir mbir yi moom nag bu may def ak moom émission day mel ne ñaari émission laay def ndax léeg-léeg li muy wax lu ci desee leer man maa koy leeralaat waaw kon ngeen comprendre bu baax a baax a baax kooko di kan Cheikh Sanogo jóge ci dëkk yu ñàng yi nga xam ne que xam-xam fa mu cosaanoo fépp fu mu mën di dund tarbiyoo xam-xam dugg ci xam-xam doon koo xam ne que wax ji sax du bëri moom daal day def lu yoon teg dëgg def dëgg boole ko dal ak sedd ak kafre doon nitu jàmm Cheikh Sanogo yaa ngi ci Tektal TV sa télé yaa ngi ci émission Tektal sa émission luy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan ak sa yére bu rafet macha allah. jërëjëf
maa ngi nuyu sama ñaari waajur yi. di nuyu sama sëriñ aussi. parce que loo ci gis. sababu la. doomu adama bu nekk. lu muntu doon. da ngay gërëm sa ñaari waajur yi. moo gën a rafet. moo tax liggéey bi day baax bu baax. day barkel. day barkel ñun lépp ni nga xam di nga ko def di nga taawoo ñu ne ko ah ñun lii lay bëgg def. ñu ne ko ah baax na wala baaxul. soo la mayee yoon na aywa ñu continuer ñu liggéey. alhamdulilah. yow daal da ngay jëfe ndigal daal ndigal. voilà ndigal. na baal ma akkee tuuti ndax wolof bi dafa xaw a des tuuti. dafa des waaw. waaye dinaa débrouiller. wax ci li ma comprendre. incha allah. yow xam nga luy gëblëg. non non. boo ko bëgg dugal ci wolof yi xóot yi mais xam nga léegi la. Cheikh Sanogo nekk ci tegtal bindalal maire bi foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yi neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir ñëpp tegtal la ni wër instant bi kenn amatul fenn soxla fu dul tegtal ñëpp zappe nañ di jàpp tegtal bindal 77 754 29 62 77 754 29 62 wala nga def beneen bi 78 102 96 96 78 102 96 96 wala nga def beneen bi 78 284 13 13 78 284 13 13 ñaari numéro yu mujj yi nag 78 la moytu juum def 77 pare naan maa ngi woote di jot keneen boobu da ngaa juum Cheikh Sanogo nekk ci croisement Kër Massar mooy booy génn Dakar tableau bi bind cité Adja Marème Diop ci suufu pont bi boo duggee noonu tuuti di nga gis Cheikh Sanogo boo jeexalee tamit bayal bi noonu boo duggee noonu rek laajte Cheikh Sanogo di nga ko gis bu dee nag da ngay dugg Dakar kër gi daf lay féete gauche sa càmmoñ booy génn Dakar daf lay féete droite di sa ndeyjoor Cheikh Sanogo moo nga fa bis yëpp ngay liggéey de sax tous les jours ba mu des si vendredi. tous les jours vendredi lay dox mbokk yeeg ak liggéeyu privé yeeg yooyu daal. nga fekk di ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp. Cheikh Sanogo yow da nga ne da nga aay ci aar njaboot ñàkk ko ba kenn du leen mënal dara maanaam ku bëgg aar njabootam ba nga xam ne que dañuy am kaaraange am sécurité buñ njàngee nekk ci jàmm buñ wàccee nekk ci jàmm ku leen di noggul sax du mën ci ñoom dara jàmm ak salaam daal. alhamdulilah yooyu di nga ko defee. Cheikh gis nga garab olof. waaw. doo yëfi caaxaan. ndax garab olof ku ko xam dëggantaan. moom mooy lépp. mooy lépp. mooy suñu cosaan. mooy suñu cosaan. africain yi. Afrique la nekk. waaw Afrique waxama tubaab yi de. waaw kuy tubaalu ba sànq ko xam. garab olof. waaw. yàlla moo ñu bind ci loolu. ñun africain yi. ñu ne ñi dundal ko ci garab olof. kuy dundal ci garab olof wala ku ko utiliser. lu bari seetaan doo la mën dara. di nga mucc ci lu bari. incha allah. incha allah. kon daal yow garab wolof yi saf sàpp nga yor. garab olof bu baax a baax lay yor. parce que lan moo tax ma wax garab olof. waaw. par exemple ñu ne ko mango yëpp xam na mango. waaw. xam na aussi orange. xam nañ orange. yëpp xam nañ jinjeer. xam nañ dugóor. xam nañ new. xam nañ pom. waaw gis nga yooyu ngay gis noonu. waaw boo nekk dafa am lu muy defar. loolu moo tax ma njëkk ci mango bi. lekk mango bi dañ koo lekk. mango benn dañ koy lekk muy neex ci njaay nii. xob yi day faj. xob yi day faj. lu mu nekk ci mango yëpp day am njëriñ. par exemple tey nga ne man de dama bëgg am wërsëg. mais wërsëg bëri na qualité. doomu mu ngi ci comme yu bëri ay xaalis lay bëri ci bëri xar ak nag ak bëy. voilà yooyu bëri conteneur bëri kër yëpp a ngi ci wërsëg. yooyu yëpp mu ngi ci. gis nga garab yooyu. mu ngi ci garab olof. ndax benn waa ji musu na ñoom. mu ne moom fu mu tonnee mu ngi door dem di Dubaay di ñëw. waaw mais dafa daan. dem na fu nekk. ma ne ko soo bëgg de mën na la taal waat encore. mu ne Cheikh Sanogo mu ne ko waaw mu ne ko sama kër soo dugg foofu benn saal. ay garab yi moo fi nekk ay bidon saafara moo ci nekk. feesul del
ma ne ko jarul loolu. jaru ko. ma ne ko dafa am benn garab. garab bu mag la. mu ngi ci àll bi. garab nga mi ke place yi Guinée la. Guinée ñoo fi toog. ñuy wax ci bambara Guinée Sokala. Guinée. Sokala. Sokala. Guinée Sokala mooy kër Guinée. këru Guinée yi. yaa ngi dégg këru Guinée yi Guinée Sokala lan koy wax. Sokala. Sokala. ñu dégg bambara waaw. voilà ma ne ko garab yooyu ngay gis noonu. mun na la jox alal. waaw. fekkee da nga feebar. mun na la faju. ma ne ko est-ce que loolu mun na nekk. ma ne ko ñetti takk la lay may. waaw. ma may la 7 jours. waaw. mu am benn gàllaaj bu tuuti. mu ne saa na ko bëgguma gàllaaj ndax sama kër. nga fees naa gàllaaj. c'est que moo fees gàllaaj. ma ne ko di mu ne waaw. ma ne ko et pourtant li ma lay jox téere la mais est-ce que wax naa la ko lu mu nekk ci téere bi. mu ne saa na ko bind na ma ay alquran ay gàllaaj yu façon bu nekk am na ko fees na sama saak. dafa xaddi. bari na ma ne ko bul wax dara. gis nga garab yooyu. waaw. garab yi ngay dem di ko dindi. dafa am li ngay war a wax. garab du dindi noonu. garab olof kenn du ko dindi noonu. dafa am li ngay jàng ba pare. soo ko génne. jàng bi yëddu comme dama jàng alquran li ngay jàng doo ko génne non. lu ndaw lay doon rek loo wax. loolu mbir cosaane la il faut nga toog ci mag yi. ñu ne lii ngay wax pour génne garab bi. lii nga koy jënd daal mooy nan lii koy jënd. voilà soo wax loolu soo ko génn doo la njëriñ dara. ma ne ko gis nga garab boobu mun na la traité ba nga am sa alal. mu toog mu ne moom su fekkee loolu am na. waaw dafa may kër. dafa lay may kër. wax ma ne ko ok. engagement. ñu engagé. waaw. Cheikh dama lay wax benn tubaab buy jox Angleterre. Angleterre waaw. mu ne ça fait 2 ans ma ngi lay wër gisuma la. dama lay soxla ñu liggéey ñu ubbi ko projet. donc yooyu soo la neex sama. garab boobu ma ko defal ma ba may la kër. garab boobu lay ko defee garabu olof la. bindiwuma alquran. waaw. garab yi ñetti takk la koo may. mais gis nga garab boobu nu mu tudd. ay code la ay code la. code la. ay code la. parce que yu bari day génne garab. du ko baxal du ko sangu. mu ne garab day faj lii. mais garab du génn noonu. du génn parce que en chaque fois garab li nga war a jox moom pour nga am ko. soo def loolu na. soo ko jox nit mun na ko lor. mun na ko lor. yaa ngi dégg. garab dafa am li ngay waxee. soo ko génne. booba soo ko defee. lii ngay bëgg nga am foofu. waaw. aha mais waa ji kër gi nag jox na la ko. alhamdulilah. alhamdulilah. kon macha allah Serigne ñaax na de alhamdulilah. kii de moom saa yi di wàccoon ak luyaas. résultat moom solo de. anam ba mi ngi wéyal kóllër gi. ba tey ñu ngi continuer. kon daal fi nekk nii mook tubaabu Angleterre bi ñu ngi si jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. barke Rasulullah njëriñal Tektal. moo tax toog leen foofu di xultu rek di jàppatu rek di jaaxle ak naan dem naa fu ne. Tektal ñi koy seetaan di ci gis njëriñ ñi ngi bari trop ñi koy seetaan di ci faju ñi ngi jëriñ trop ñi ngi bëri trop di ci jëriñu di ci gis di ci jëriñ seen njaboot. Cheikh garab bi moom ni mu tudd moom ban dina am àllu Sénégal garab bi. garab yi si mu ngi fii Sénégal soo gisee ma wax loolu. waaw ndax waa ji bi ça fait maintenant 2 ans dafa ma topp. dafa la topp di la wër mu ne def émission nga wax sama tur. ma ne ko non du yow kese. yi bëri duma wax tur. mu ne il faut nga wax ko ma ne ko dinaa wax jox na ma kër. jox na ma kër ndeysaan. ne duma jox tur. loolu duma ti def sama liggéey. moom nag dafa am sutura macha voilà. bon garab boobu ngay gis noonu. waaw c'est am na yi nga xam ne jigéen ñi la. waaw. macha allah am na wërsëg. mais yàlla dafa indi jafe-jafe bor mu kër ci ñooñu. même garab boobu ngay gis noonu. man soo la ko defar jox. 7 jours jëkkër mu ñoo taxaw. 7 jours jëkkër ñëw. 7 jours jëkkër ñoo taxaw. kon yéen ñi may woo 40 ans yi topp na maa ngi nii ku ñëw dem xawma lan ànd ak ndoola xawma lan la xawma dàq gi xawma kii dégg ngeen ko 7 jours
7 jours nit ki am jëkkër bu baax wala jëkkër nag yomb na jëkkër bu baax taxal ni wax jëkkër bu baax lay doon ndax garab bi soo ko xool waaw li ma lay waxee garab bi place yi jinne la ñooy li ñuy wax pour ñu jox ko parfois dañuy laajte nag wala gëlëm wala ginaar wala xar loolu moo tax garab kenn du ko génn noonu mu ne foofu la xaar ma dab non non il faut nga jox pour nga mun a am yi utiliser garabu olof mooy paay ci village yi ci ville bi ñooy xam na li may wax garab kenn du ko dindi noonu et tant que defu dara tant que jëfoo fa dara jëfoo dara dem dakk noonu pour ñoo jëflante zéro lay doon parce que c'est pourquoi parce que dégg naa ñu naan garab am na heure yu ñu ko war a wut am na jour yu ñu ko war a wut ak yëpp heure yi mu ngi ci Cheikh yëpp xam na ataay neex na waaw xob la du ko xob la comme ñax comme ñax la rek waaw ñoom soo dégg mu ne ataay neex na yoo xam la ni ñuy baxal ataay yi nga dem jële ataay yi ñoo baxal defu suukar est-ce que mën na naan da ngay naan lu wex rek mu mel weex soo ko naan benn yoon doo dolli ku la ko jox sax nga mere donc c'est ça moo tax garab yi soo jëlee xob yi di ko baxal di ko sangoo gisu dara da nga yaakaar yëpp mooy mel noonu fekk am na yu baax fekk am na yu baax suñu garab yi boo ci gis ñu ngi ko génn def am na ñuy def ba pare doo génni noonu donc soo ko defee da ngay am li ngay bëgg incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan seen émission tegtal dégg ngeen Cheikh Sanogo wala Sanoxo yëpp benn la yëpp benn la ku ne wax bu la neex soo la neex Sanogo soo la neex nga ne Sanogo yëpp benn la waaw Cheikh Sanogo nekk ci croisement Kër Massar cité Adja Marème Diop bu duggee foofu rek